ñu ni woon tekk di déglu di xool waaye dañoo dem ba njàqare dab ñu ci njàqare gi ñu ci dab mooy nit ki ñuy wax titré ko ci ay journaux am nuñ ko présenté Sénégal ñun nit kooku dafa bokkut ak ki ñu xam nit kooku dafa bokkut ak ki ñu bokkaloon classe di jàng parce que ñun ki ñu xam weñ wuy naaw sax du ko rey ki ñu xam heure boo ko gisee bëñam ngay njëkk a gis ki ñu xam heure boo ko gisee ci social lay dox ci lu baax lay dox ab taalibe ci la ñu xam mais bu ñuy présenter nit koo xam ne dañ ni danger la pour Sénégal kon ñun ki ngeen ñuy wax dañ ko xamul moo tax ne bi ñu demee ba njàqare dab na ci ñun ñi nga xam ne ñoo màggandoog moom fowandoog moom jeune Darou Mousty yëpp ngi nii toog ñu ni nag mbir mi du nekkatul ay mbiru politique mais dañoo laal doomu daaru ñun waa Darou Mousty nag ñu jóg bëgg a joxe suñ position ci mbir mi bi yëf yi amee dañu constaté média yu bëri jël suñu doom jooju am nuñ ko caricaturé ba xëj na sax amaana tey ku daje woon ak moom ci mbedd mi mën nga kaa moytu ndax yaakaar ni danger la ca déedéet kooku nag dafa am ci askan wu mu bokk am ci xeet wu mu bokk am ci dëkk bu mu bokk muy Darou Mousty ñu gis ne nag dafa jaaduwul ba léegi ñu dégg ci dëgg yoo xam ne dafa xaw a woroo amul benn cohérence ndaxte nag ñun borom daaru daf ñoo tàggat ci la foi et l'action ñun ay jaayil dañoo nekkul fii Pape Modou dañu ci bisu tabaski dañ ci dégg naqar bu ñu metti ñu toogaat ñu ne ñu évadé na ñu am ay questions rek yoo xam ne dañ kaa war a laaj ndax nit moom bu ne la diw sunu borom moom na ko xanaa dinañ la ko won nga teg ko bët ca kin ni wax ni dafa évadé xaw ma dafa làqu dañ ni ñu dafa tawat ca tawat jën nii moo ko dal ba tax ñu yóbbu ko ci pavillon spécial ndax kooku am na kàttanu daw muy suñu bopp nag ñun waa daaru gépp muy fameem muy sëriñam muy ñëpp seeni bopp ñu ubbi ci ay laaj nag di ko laaj nag état du Sénégal dugguñ ci nag ci principe moo def moo deful maanaam li ñu xam ci nit ki nit kooku moom du nitu fitna nit ku jovial lañ xam ci Pape Modou nit ku bëri jàmm daan bokkandoog ñun bépp activité yu bëri yu ñuy def naam bokkuñu ay jëm-jëmu politique waaye nag nit loo koo xamante si nii nit ku bëgg jàmm la nitu jàmm kooku noonu nag ay fitna tegu ci kawam ak njabootam jaaxle lool ay mbokki taalibeem it jaaxle lool suñu bopp tëju ñun waa Darou Mousty nag ñuy wax ni suñu doom jooju ci lañ bëgg a jot ci ni mu gën a gaawee lañ ci bëgg a jotee ndax li ngeen ñuy wax ci Pape Modou bu dëgg rek dee dëgg gëmuñu ko ñu ko jàppee ab terroriste Pape Modou Seck du ab terroriste ab taalibe pire la dafa ami jabar ami doom bokk ci réew mi mën a ñafe nag fii gor yëpp di jaar fi la Pape Modou jaar ñafeel boppam laay fam ba tey ji yàlla dogal mu àgg fi mu àgg pour mine de rien ñu bëgg a recommencer loo à zéro xañ ko lu bëri ci ay loo xamante si ni vraiment bopp xel mënu ko nangu en tout cas ñun li ñu xam ci Pape Modou loolu lu ñuy bett ci moom lay doon mais Pape Modou nitu jàmm la man nii di wax ak yéen bokk ma ak moom parti politique mais gëwuma liñ ko teg gëwuma ko donc li ñu laaj daal mooy nan ñu indil suñu doom jooju ci nu mu gën a gaawee. nit ko nga xam ni ko Ibrahima waxee léegi ni ñu xam ba mu nekkee xale ba léegi nit ku dal la nit ku teey la nit ku yaru la nit ku bëgg jàmm la ci ndawam ba ni mu demee impôt et domaine ñun mosuñu gis Pape Modou mu dugal loxoom ci lenn lu nga xamante ni bii ku ko ca fekk di nga ko ci yedd wala di nga ko ca tumuraan di nga ko ci kii daal di nga ko ci yedd ñu xam ko ci jom xam ko ci fulla xam ko ci liggéey xam ko ci aussi bëgg dëkkam bu ñu demee nag ba yoon teg ko loxo ñu teg ci moom ay tuuma képp ku yeewoo Darou Mousty bi nga déggee tuuma yooyu sa xol dafa tooy sa xol dafa naqari parce que
dinañu jaaxal en tout cas nit ku juddoo Daaru Muxti màgge fi yaroo fi nekk taalibe borom daaru ñu yar la ci orthodoxie murit nan ngay mën a defee yenn yi nga xam ne moom la ñu ko tuumaal waaye ñu ni comme ay tuuma la rek nañu bàyyi la présomption d'innocence xam ne bis bu ñu àttee lépp dina leer booba ba léegi nag bis bu ñu xëyee njàqare bi di gën di yokku ndax li tax bis bu ñu xëyee njàqare bi di gën di yokku mooy dañu gis ni bis bu ñu xëyee ñu présenté ñu suñu situation doom boobu ci nu nga xam ne ñun dañuy gën a tiital en tout cas daf ñuy gën a jox njàqare yal nañu suñu doom dellu si waatal sain et sauf ci kattanu yàlla booba ak léegi nag wax dëgg yàlla amul ci ñun ku nelaw koo gis loo koy laaj loo dégg ci information loo xam ci Pape ndeke état de santé am maa mi ngi tane waa nit ku mel noonu nga xam ni Daaru Muxti gépp dañu am njàqare ci moom ñu xëy nii dafa dafa rëcc fa nga xam ni fa la doon fajoo loolu moom xel daf ko mënul nangu nit ku feebar ba yegg ci yenn situation yi ba ñu yóbbu ko pavillon spécial ñu ne la kooku rëcc na ci loxol yoon loolu xel mënu ko nangu ñaareel ba ñi xam pavillon spécial bu hôpital Le Dantec lépp ak ni ñu ko décrire dina jaaxal nit ñi lool nan la fa nit di rëcce donc ci affaire bi contenu communiqué bi nga xam ni administration pénitentiaire génne nañu ko ak vide bi nga xam ni moo ci nekk ak manque cohérence bi ci am wax dëgg yàlla nekk autant de questions yoo nga xam ni képp kuy nit yor xel di xalaat sa njort war naa ñaaw ca sa njort nag ñun nag suñu njort dafa ñaaw ñuy ñaan réew mi ñi nga xam ne dañu am kàddu kilifa diine yi chef de parti yi porteur d'opinion yi ñëpp nañu wax ak état du Sénégal ñu wax ñu suñu doom Pape Mamadou Seck ci yenn situation la nekk. te tey buñ jàngee te suñu maam Cheikh Al Ibrahim borom daaru benn karaw ku bokk ci Daaru Muxti buñ ko laalee Daaru Muxti gépp war a jóg te loolu foofu la ñuy xaar ñëpp képp ko xam ne am nga baat ci Sénégal mbaa nga mën a wax ak autorité ñu dem mbaa nga mën a oto ñu dégg la ñu ngi lay woo ñu exiger lumière ñu def ko ci situation Pape Mamadou Seck mii Pape Mamadou nag ni ñu ko waxee suñuy collègue dikk nañ ci dikkaat ci li ñu xam ci moom dund ko ak moom mooy nit ku jovial la nit ku social la nit ku disponible la nit ku mën a ànd ak ñëpp la Pape Mamadou c'est un garçon transversal couche bu ne mën naa ànd ak yow kon suñu naqar ak suñu mettitu xol gën naa yokk bu ñu déggee yenn personnes yi ñu ay responsabilité lañ yor di jéem a peindre Pape Mamadou benn tableau bu sombre boo xam ne koo ko gis daw ko mbaa nga moytu ko te yaakaar naa ni kilifa fan lañ koy xaare mooy wax loo xamante ni buñ ko vérifié mu dëppoog li am waaye di wax ni kilifa nga ku la tàllu mi ko nga wax ba géex di wax loo xam ne buñ ko vérifié lépp ay safaan la ak ay nar la loolu kilifa war na koo moytu te bari na ñuy mbubbi kilifa gii ci Sénégal amuñu lenn kilifa ndax kilifa fañ lañ koy nawe dëgg mooy bu waxee du dañ buñ vérifié mu tombeek la am lam wax waaye ci suba am nañ ñu gis ñu di génn ci presse bi di peindre Pape Mamadou tableau boo xam ne du Pape Mamadou mi ñu xam du doomu Daaru Muxti bi ñu xam waaye nag nañ xam ni mbir la moo xam ni kenn du ko bàyyi mu jàll te leerul lu mu laaj lu mu soxla danañ ko ci def guddi danañ ko ci def bëccëg pour loolu mën a leer xaru beela information bi mu dalee suñ kaw ñun ñëpp la abattre ba ñuy lijjeen ñu xeet waxaat ñu dematu ñu ni loolu amul ba yàgg ñu ni amaan na léegi ban autorité nga mën a gëm ak doxalin wi ñu ci doxalee du doxalinu benn professionnel te it loo xam ne xel mënu koo jàpp te amul cohérence incohérence yi fan la tolloo mooy koo xam ne da nga ne Seck il est gravement malade nga évacué ko yoon hôpital xëy ni dafa évadé mais nan lay évadé ak pathologie bi nga xam ne moom lay traîner kooku ku ko yor xam nga ne mënoo xalaat ne benn nga évadé benn
bi ci demee mooy dispositif de sécurité bi ñu tegoon en place bu fekkee mën nañu un malade mën naa fa évacuer kon bay boo ñu xoolaat seen bopp. ñun ñim dëkkal sax sama yaay bu ne ko pour mu corriger xale day reetaan jàll ba day mujjee ne ku fi defati dara du ma pas mun corriger la ndax bu dee moom rek loxoom du la laal ku dul dool say rakk yi nga bokkal même sang ndax di nga ko def ci àll bi yaakaaruma loolu tey nag ñun suñ dajaloo ak soutenir ko muy waa daaru yëpp fi daje jeune daaru waay yëpp a ngi ni toog kenn nelawatul kenn lekkatul kenn naanatul xamuñ lu ñuy dox xamuñ lu ñuy wax lenn lañ bëgg di ko exiger état Sénégal ñu génneel ñu suñu frère sain et sauf loolu la ñu bëgg ndax xamuñ ci lu mu nekk depuis lors ñu ngi ko jàpp toog nañ ñun ay jours ñun ñi bokk ak moom kër yëguñu ko après si dañ ko yëg dañ ñu doon tere ñu gis ko lundi passé avant Tabaski j'étais à Dakar mënuma ko gis dama retourné metti na nag ba ci kanamu yàlla nga jàpp doomu jàmbur soutien de famille papaam nelawul yaayam nelawul ànd jaam dëkkandu ak ñi toog fii ñëpp kenn nekkatul ci jàmm ndax téye giñ ko téye nit sax nag mën nañ ne dañ koo téye nga koy gis wala ngay xam ci lu mu nekk waaye dañ koo arrêté gisuñu ko dégguñu ko xamuñ fu ñu nekk loolu nag ndax jaadu na heure bu feebaree su ma àndee ak moom wallahi nazim urgence lay jubal ñu dem urgence dalal jàmm ñu ne urgence bi doxul ay vers 0 heure ñu dem Roi Baudouin bu Géejawaay ñu ne ma ban âge la am man leen 38 ans ñu ne ma jeune bu am 38 ans di am yenn tension yéeg yi mel ne pas bu am 60 ans lii lañ ma tontu kii dañ koy évacuer directement Dantec si lañ koy yóbboo Dantec Neufro kon kooku xam nga ne ay papier médical am mi ngi foofu kooku place am nekkul sax pavillon spécial bay nekk prison su nee nekk ay dafa defut ñun loolu duñ ci wax ndax leeraguñu mais ku état de santé mayul pavillon spécial waxantuma la ak prison nañ ko génne andil ñu ko suñu ay loxo heure bu ko juge soxlaa mu ñëw jël si ko poser ko ay question laaj ko lim ko war a laaj ba keroog liy leer ci te man nag jusqu'à la preuve du contraire damay jàpp que ne heure bu mbir mi leeree dina mel ni weex taal ndax xamaluma ko loolu. en tout cas ñuy reelalaat ci kanam Sénégal lii ñuy def du daray politique daaru lañ dëkk daaru la dëkk ca bala ñoo am jàmm dañoo teg Pape Modou bët lépp loo xamante si ni mën nañ kaa def teg ko ci yar teg ko ci taalibe daan ko def ndax nit ki ñuy wax encore une fois li ñuy wax ci moom ñun gëmuñ ko parce que xamuñ loolu ci moom.